leen di nuyu di leen ziar di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada fépp fu waay mënti nekk rek ñu lay fekk ba fa nga nekk di la jox sa wàccuwaay waaye di ñaanal yàlla ñu ci hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu def leneen lu leen fay dugalaat ñi nga xamante ne nii nag ñooy way làqu yi di ñaan yàlla rek malaaka yërmande teeru leen ba lépp luñ doon def ci àddina ci lu baax rek yàlla fay leen ko comme niñ ko baaxoo rek di defee la Siste Binta tey nag may ànd ak ki nga xamante ne ni mooy DJ Elzo nag tey ñëw dooleel ñu ci li nga xam ne mooy suñu plateau Mbour TV matinal damay bàyyi la Siste Binta mu nuyoo rek après ñu daal di ñëw ak yéen ci seen. waaw Aïda nuyu naa la nuyu DJ Elzo asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Mbour TV ñu ngi nuyu kenn ku nekk turam ak santam rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo safoo seetaan seen émission Mbour TV matinal di leen rek la Siste Binta dina ànd ak yéen si li nga xamante ne moom mooy rubrique am waaye laataa loolu rek ñu nuyu kilifa diine kilifa aada yi. Aïda su ko defee rek ma daal di la dédoo kaddu bi ba si kanam. ay ci DJ Elzo ma bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. merci beaucoup Aïda di leen remercier bu baax ci invitation nga invité ci Mbour TV matinal. di nuyu Binta di nuyu équipe Mbour TV bi yëpp di ziar itam mbokk internet yi ak téléspectateurs yi nga xamante ñu ngi jàkkaarloo ñun du ñu seetaan tey nag ñu ñëw tey ci Mbour TV war a développer benn thème bu am solo mais xam naa damay bàyyi rek nga yaatal ko bu ko defee itam ñu ñëw ci développement bi. ayca mu ngi noonu nag nii rek lay demee du lundi au vendredi ngeen di am seen émission Mbour TV matinal ñuy dugg ci biir Petite Côte bi xool lépp loo xamante ne nii rek moo ngi fi ñu fas yéene ko génnee teg ko sur table rek daal di koy waxtaanee. li ci baax ñu utiliser ko waaye nee naa la ca bon dañ koy jël rek daal di koy jël def ko ci poubelle bi comme niñ koy baaxoo rek di defee saa su nekk damay dem seeti sama sponsor leader yi nga xamante ne nee naa la sans ñoom duma dem waaye ñoom it sans ñoom duñu dem ah ku ci mel ni waa kër Binta Fashion chez Kumba ak établissement Kër Mamour ak ñi nga xamante ne nii ñooy boulangerie Le Kajoor ñoom ñi ci mburu yu neex yi ñu dem seetaan publicité dellu siwaat ci plateau Mbour TV matinal. mbokki askanu Mbour mbokki Sénégal mbokki monde entier yéen ñi bëgg lu baax yéen ñi bëgg foo leen sañse génn ñu xoolaat leen ñëw leen kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw kër Binta Fashion gérante bi moom mooy Aïda ak Ummi kër Binta Fashion mi ngi nekk ci yoonu hôpital bu Grand Mbour bu dee nag yaa ngi jógee hôpital bala ngay jot armères yi bu dee yaa ngi jógee nag marché central jëm hôpital boo rombee armères yi rek deuxième mbedd foofu la kër Binta Fashion ubbi boutique am fii ci Mbour boutique kër Binta Fashion ñëwal fekk fa kooku di Aïda wala Ummi ñoom ñooy gérante yi bu la neexee nga woote ci 77 902 71 25 wala 76 269 54 69 kër Binta Fashion nee na day jaay lépp loo xamante ni produit la bu jógee foofu ci Dubaï wala ci États-Unis yaa xam montre de classe nga bëgg ay dàll ay greffage façon bu ne taille bu ne cheveux naturel façon bu ne taille bu ne couleur bu ci nekk am na foofu kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw yamuñu foofu de nee na nag dañ leen a indil ay diw yu baax ay diw yoo xamante ni am na yuy xeesal am na tamit yuy maintenir sa teint waaw yooyu nag moom mooy fësal taaru jigéen am na fii kër Binta Fashion chez Kumba kër Binta Fashion yamuñu foofu de ay tissus yu baax am na fa waaw ay montre de classe ay dàll ay sac lépp loo xamante ni day fësal taaru jigéen am na fii kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw nee na nag fépp foo nekk ci Sénégal ci monde entier boo bëggee seeni produit mën nañ la ko yónnee wala nag nga ànd ak ñun rek ci sunu WhatsApp 77 902 71 25 kër Binta Fashion bu la neexee tamit nga visiter sunu page Facebook ci internet bi rek nga def nag Binta Fashion kooku nag moom mooy Kumba madame Diaw nee na dafa bëgg nag yéen waa Mbour yéen waa Sénégal dara dootu leen ëmp ci sañse ci bitim réew yu tendance lay doon yoo xamante ni nouveauté lay doon original lay doon képp ku ci bëgg rek wooteel ci 77 902 71 25 wala 76 269 54 69 nga jokkoo ak ñun ci WhatsApp wala Facebook ñu indil la li nga soxla lépp ak Kër Binta Fashion kenn dootu fi tumuranke Kër Binta Fashion chez Kumba madame Diaw moo leen di may seen émission Mbour TV matinal.
salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki Mbour salaamaaleykum mbokki àddina coono jeex na jaratu jéggaani ba Dakar ngir ay mbubu sañse xéwal yu mat sëkk ñëw na ak établissement Mamour Ndiaye nekkee ci biir marché central bi en face poste ci gendarmerie bu njëkk ba boo demee ci établissement Mamour Ndiaye lépp li nga xam ne danga koy bëgg ci mbubu sañse am na fa di nga fa fekk ay brodé autriche ay mbubu été ay xartum ay voile ay tissu xew nee naa la établissement Mamour Ndiaye mu ngi fa pour góor waaye établissement Mamour Ndiaye mu ngi fa pour jigéen ñi nee naa la coono jeex na coono Dakar jeex na bu dee da ngaa bëgg a sañse sa xew bëgg a sañse sa mariage ba sa ngénte wala sa tudd ba sa anniversaire doxantul ba ci établissement Mamour Ndiaye nekkee ci marché central bi en face gendarmerie bu njëkk bi ci poste bi nee naa la kenn du fa réer foofu wala nga woote ci numéro téléphone yi 70 104 41 13 di nga ko jot ki nga xam ne moo di Mata gérante wala nga woote 77 207 47 03 moom Mamour Ndiaye ci boppam wala 76 299 42 92 wala 77 143 88 30 mbenn établissement Mamour Ndiaye mu ngi noonu daara ju yaatu macha allah boo ñëwee dinañ la teral dalal la daal di lay jox li nga xam ne moom moo la yëkkati ci biir établissement Mamour Ndiaye nee naa la coono jeex na coono Dakar jeex na coono dem Chine jeex na ak établissement Mamour Ndiaye gars yi ma ngoog mbokki Mbour at li ko wër jaaxle jeex na at Mamour Ndiaye nee naa la pour sa korite neex ba sa tabaski sa màggal wala sa gàmmu doxantul ba ci établissement Mamour Ndiaye. ci pâtisserie bi la nii daal di jublu nag biir boulangerie la Kajoor ba tax na lay xewee ba tax na dañ ko tuddee boulangerie pâtisserie la Kajoor boo fi ñëwee di nga am ci wàllum pâtisserie di nga am cake di nga am beignet waaye di nga am croissant choco am croissant beurre ba tax na yemuñu ci sax dañuy daal di defar li nga xam ne moo di gâteau anniversaire nee naa la bés bu nekk ak la cay xew tubaarkàlla te boulangerie la Kajoor ñun rek la fi nekkal te boulangerie la Kajoor askan bi rek la fi nekkal ba tax na gars yi dañuy daal di dugg si biir ngeen xool gars yi nu ñuy yëngatoo ci biir nee na lii rek ngeen gis mu rafet tubaarkàlla waaye am na Baay Faal yoo xam ne ñu ngi ci biir am ñoo xam ne ñu ngi ci biir di yëngal ba mu yëngu ba mu taaru ñu daal di koy jël teg ko fi dañuy àndandoo daal di dugg si biir ngeen xool ñun ni ñuy liggéey gaa yi ma ngoog ñu ngi leen di jaajëfal bu wér a wér ndog bi la ñu wax dañ ciy àndandoo man at waa boulangerie la Kajoor du samedi at mercredi à partir de 18h ñu ciy àndandoo man at la waa la Kajoor neen Baye Fall yi da ngeen ma xaar ci tali bi yaay Fall yi xaar ma tubaarkàlla ñu àndandoog waa boulangerie la Kajoor daal di koy dëbb ba mokk ay ca gaa yi jaajëfal naa leen bu wér a wér te di sàkku ci yéen jaajëf nee naa la bët nit a ko moom xel nit a ko moom waaye gémmiñ doomu aadama ko moom te nit ki wala moo lekk lu ne day set kon gaa yi roy du niroog piir fii la mburu mi tàngee fii la mburu mi xojo xojo mi at boulangerie la Kajoor ca kaw ci kanam ca bàkk ba jibati na nag waa kër Binta Fashion ñëwati ak seeni xeeti baax lépp lu ngeen bëgg ci greffage cheveux naturels 100% longueur bu ngeen bëgg waaye couleur bu ngeen bëgg teinture nag couleur bu ngeen bëgg am nañ ko bu ngeen demee kër Binta Fashion chez Kumba lépp lu ngeen soxla rek ci wàllum accessoire
dàll sac à main pochette ba ci tissu baptême bu ngeen demee sax ak mariage robe de mariage yi nga xamante ne ni macha allah dafa pare da ngay ñëw rek daal di sol bu ngeen demee kër Binta Fashion chez Kumba di ngeen ko fa fekk waaye ñi nga xamante ne nag ñooy établissement Kër Mamour ñoom ñi ci jasner yu baax yi brodé autorise 100% waaye ñoom ña ca kolu jidda yi jaratul ngeen di jéggaani di dem ba Dakar lépp lu ngeen soxla rek bu ngeen demee établissement Kër Mamour lépp luy xeetu tissu wala brodé wala wax voile ya sax mën naa féexlu mën naa taaj añ bu ngeen fa doxantoo yéen jéeg ji defe naa di ngeen kontaan waaye kenn du waa boulangerie Le Kajoor ñoom ñi nga xamante ne nee naa la lépp lu ngeen bëgg rek ci xeetu mburu muy mburu dugub lépp lu ngeen bëgg rek bu ngeen demee di ngeen ko fa fekke séeréer yi nag xam naa gën nañoo kontaan ndax dañoo jël cere ji daal di leen koy defaral mburu xam naa ñoom dinañ kontaan ndax cere ji moom fi mu toll nii boulangerie La Kajoor jël nañ ko rek daal di koy defar mburu jaratul ñu di ko tay di ci defar ay cere yu kenn xamul dugub ji dañ koy jël rek daal di koy defar ay ca ma bàyyi la. waaw La Kajoor daal kenn du ñoom ndax Aïda bi ñu fa demee li ñu fa gis wax dëgg yàlla macha allah liggéey bi yàngi na waaye ànd nag li nga xamante ne moom mooy hygiène bi xam nga man looloo ma ci gën a neex sax waaw parce que lu ñuy def ci biir moom buñ koy defar dafa war a set te macha allah boulangerie La Kajoor am na hygiène boo xam ne nii spécial la établissement Kër Mamour ñoom it seen accueil ba macha allah kër Binta Fashion bu ngeen ñëwee Aïda ngeen fay fekk nag waaw kay mooy Binta fépp rek comme ni ma koy waxee rek Aïda nee naa c'est la qualité qui fait la différence mais qualité moo gën quantité topp leen Binta rek Binta mooy Binta fépp rek bu ñëwee rek nga daal di nice gis nga di nga mel mu ngi noonu nag waaw merci beaucoup Binta tey dama def frisé bu sew rek daal di sànneekook moom tey nag dañuy daal di ñëw rek waxtaan ci li nga xamante ne ni mooy négligence nag buñ ko waxee benn côté parents yi ci la ñuy bokk waaye nit ki personnellement moom it day bokk des fois dañuy def li nga xam ne mooy négligence nag dafa bëri ay façon parce que des fois nit dina négliger doomam ba mu gaañu ci benn affaire boo xam ne waru ci woon a gaañu parce que toog nan sa doom moytul bàyyil xam nga te gis ne lii nii da koo war a mën a gaañ nga toog naan bàyyil moytul yow kay jàpp ko te yow yaay ji nga gën a njaxlaf xale nga xam ne boo nee bëreet rek mën nga koo tere li muy yóotu wala li ko war a gaañ tey nag ñu bëggoon a waxtaanee DJ Elzo li nga xamante ne nii mooy négligence. waaw jërëjëf Aïda gannaaw bu mu la nuyoowaatee nuyu Binta donc tey thème bi nga indi am na solo muy négligence dafa nekk loo xamante ne man li ma ko gisee mooy peut-être ku ki nga xamante ni daal farluwul daal. yëgalul dara yaramam man comment ça fait parce que ci xale sax laa koy commencé parce que yow nga jur sa doom. nga war ko jox éducation nga war a xool saa yi bu yeewoo ba xam ni nga ko doom mais am na nga xamante ni bu seen doom yeewoo pare nañ ci dootuñu amati ci moom toppatoo ba ngoon loolu dafa nekk loo xamante ne man toujours damay ñaax parents yi bu xam ne xale yi ñooy les avenirs de demain dañu war a xool njàngu xale yi dañu war a xool éducation xale yi mais tey bu ñu demee ba Sénégal di am yenn affaires yi donc négligence daf ci am parce que da ngay am benn cas boo xamante tey cas boo xamante ni cas bu taxaw la tey nga dem ci nit ni ko dama bëgg nga jàppale ma pour sama cas bii da koy war a def mais da lay naan woo ma tey woo ma suba bu ko defee yow espoir bi nga amoon da nga naan kii de tas na sama yaakaar te fekk kooku noonu tamit amoon na benn cas boo xamante ni ku ko dund wala ku ko dimbali lay war tey mu jëm ci ki nga xamante ni dafa bëgg koo xamante ni daf ko bëgg a dimbali comme cas bi ñuy war a indi tey jii donc cas bi tam nekk cas bu spécial cas bu sensible alors tey damay wax ne ko ñun doomu Mbour ñun lu ñu gën a tardel mooy négligence xam nga lu tax négligence DJ Elzo doguma la sax mais du ci kër yi rek ba ci hôpitaux yi nga war a fajoo soo demee négligence daf fay am parce que des fois nga ñëw ak sa malade ñu war ko faj léegi mais dañ lay négliger mën naa ne peut-être ñii mën nañ jàpp ne du négligence ñii jàpp ne négligence la parce que dañ la fay bàyyi nekk ci leneen des fois dañuy dugg ci benn salle nga wax fa def 30 minutes mais di nga fa def plus de 30 minutes parce que bu defee benn pansement ñoo ngi waxtaan ñoo ngi xool leneen ñoo ngi dugg ci leneen nga dem ci sax bureau wala feneen fudul hôpitaux nga war a ñu war la defal loo xamante ne nii normalement waroo fa def 5 minutes mais di nga fa def plus de 30 minutes parce que fa lañ lay teg nekk ci leneen di dugg di génn di la romb xam nga nit ku am mettit bokkul
ak ku amul métit parce que des fois métit dina la jàpp yenn métit yenn jàpp yoo xam ne boo amul chance dëgg da ngay saalit. loolu sa Aïda am na solo trop parce que négligence bi nga indi am na sens thème la boo xamante ne suñ ci waxtaanee ku nekk war nga ci gis sa bopp nga def ko li nga xamante ne moom mooy royukaay ndaxte gis nañ négligence bu duggee même dans le couple avant le mariage nga maanaam ngay ànd ak nit di ko négliger à chaque fois moo leen lijjante doo ko lijjante bu demee ba gis boppam ba xam ne kii maa ko yëg moom yëguma dafay daal di tey boppam su la bëggee tàkk du la tàkk c'est parce que lu mu soxla ci moom lu mu soxla ci yow gisu ko ci moom gisu ko ci yow mën na la tester ci côté boobu am na góor yoo xamante tey suñ la bëggee à 100% dañuy nekk ak yow di la xool maanaam kii su ma ko takkee est-ce que dina ma yëg est-ce que dina yëg samay parents nga nekk ak nit mu lay lijjante doo ko lijjante bu demee ànd boobu soo leen demee ba ci kanam rek boo moytu ànd bi day rompe parce que kenn ku nekk day taxaw ne kii dama koy bàyyi day bañ na ànd ñaar nit ñoo koy dox mbokk ñaar nit ñoo koy dox te négligence bu amee benn côté rek ànd boobu du dem feebar tamit ñoo xamante ne tey jii mën nañu am feebar bi nga xamante ne moom mooy métit bopp ñi war a dem hôpital duñ ko def pharmacie la ñuy dem mbaa ma laaj ay dande ko yow bi nga sa bopp bi mu doon métti ban garab nga utiliser waaw ban garab nga jëloon nga ne ma man de paracétamol moom laa jëloon man it ma dem pharmacie jënd fa alors que man feebar bi ma dal ak feebar bi daal Aïda du benn Aïda mën naa am tension buy yéeg man ma am tension buy wàcc ma dem naan garab boo xamante ne sama feebar bi da koy yokk utiliser ko c'est parce que dama négliger war naa dem hôpital dewuma hôpital ma jël garab boo xamante ne méngoowul ak sama santé andil ma ay gàllankoor bi nga xamante ne ay 1 million ay 2 millions la may faje nga gis ñoo xamante ne tamit tey ay de dinañ am seen doom mu juddawaale ak feebar ñu war koo faj dañuy naan nañ testé faj olof ñi dem jànkonteel loolu xam nga yéeg ak wàcc ba affaire bi dem ba infecté wu ñi doog a dem ci hôpitaux yi di laaj la ban garab moo leen di faj wala ban hôpital ñoo leen di war a faj nga daj loo xamante ne tey jii mën nga koo fay 5000 francs mu lay dikkee ay li nga xamante ne ay 1 million la 2 millions loolu yëpp négligence moo koy def. dëgg la Binta li nga wax na solo parce que defe naa ne que négligence moom dafa nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla fi bu ñu tudd wax fi ba suba du jeex parce que tellement chaque jour ak la ñuy gis chaque jour ak cas yi nga xamante moom la ñuy gis man tamit damay lancer nit ñi ñu farlu man tout le temps loolu damay wax naan nit ñi nañu farlu te xam ni doomu aadama nit bu ñëwee ni la dafa ñëw am ci yow yaakaar wala dis la soxlaam bu fekkee mën nga ko faj ci saa si nga faj ko ci saa si bu fekkee mën loo ko faj nga ni ko tey da bëgg naa ko waaye tey neew fii nga wax li nga xamante moo fi nekk mais tey loolu moo tardé Sénégal booy seet parce que nit ñi da lay war a dimbali du la dimbali donc vraiment lii dañuy gën a ñaax daal nit ñi bàyyi xel ci loolu am na solo. Aïcha mu ngi noonu nag tey ñu ñëw ci li nga xamante ne nii mooy négligence en plus ñu amaale tamit benn cas boo xamante ne nii bu ngeen fàttalikoo ay jamono toogoon naa fii di ko wax ba defe naa jour boobu sax émission ba dañ ko mujj dagg ndax sama xol dafa tooy ba ñama toogaloon ci plateau bi sax ku ci mel ni Binta au passage ñuy nuyuwaale Jibi Diop Ndiaye di ko ñaanal moom it yàlla na yàlla fëgg boppam ba mu mën a dellu siwaat ci suñu plateau bi bu ngeen fàttalikoo jour boobu man ak Jibi ñoo nekkoon ci plateau bi doon waxtaanee tamit ñi nga xam ne dañuy nekk ci réew mi feebar mënuñu faju wala amuñu lu ñu fajoo cas boobu di dox ba léegi nii tey ci koo xamante ne nii mën nañ ne 700000 moo ko waroon a faj tey cas boobu di dox ba léegi 10 millions war ko faj imagine toi ku 700000 waroon a faj yàlla di def ñuy dem ba tey 10 millions war la faj nga nekk xale nekk jeune sa parents yi yaakaaroon ci yow mois bi nga waroon a commencer sa liggéey ñuy xaar ci yow salaire fayal nañ la nga jàng fayal nañ la nga def formation médecine xam nga def nga lépp li nga xamante ne nii warloo nañ ko ak yow defal nañ la ko suñu borom nag moo yor nattu di xool jaam bi ko neex mu di ko teg dañuy dem xool régie rek élément bi nga xamante ne nii jëli ji woon nañ ko seen kër daal di ñëwaat ak yéen ci plateau bi. doo ko scanner ak yooyu rapidement ñu def ko boobu perle baa ngi ci bët bi mais Sénégal seen faj mooy loolu ñu di ko négliger di ko jox rendez-vous muy dem di ñëw affaire bi di gën di gonfler ba bët bi tuuru waaw bët bi tuuru bi bët bi tuuroo
commencé di génne deret ma ne ko Aïda sa bët bi dafa tuuru mun ma maam tuuruwul de fekk boobu mi ngi may dalal waaye moom xam na ne bëtam yàqu na après muy dem ci loolu ñu di ko jox rendez-vous ba un jour ma daal di jël oto maag papaam ñu dem ma dem ba gis professeur bi ma ne ko professeur ba ma ne ko naam ma ne ko kii bëtam tuuru na mun ma déedéet yow xamoo médecine xamoo dara looy wax ni bëtam tuuru na ma ne ko tuuru na ndax bët buy génn deret léegi nag comme mënu leen ko interner piqûre leen ko mu dee ma yóbbu néew bi mu daal di man madame looy wax ni man ka kay parce que kii sonn na mu daal di ni waa ji seetal ma date bu gën a d'ici 5 jours ñu laay dem bi mu demee moom bi mu xoolee bët bi te wax naa ko bët bi tuuru na mais moom dafa yuuxu ci salle bi mu ne daal di may woo ni ma madame ma ne ko naa mu ne ma kii fokk ñu dindi bët bi parce que bët bi yàqu na man ko man xam naa yàqu na xaw ma dara ci médecine waaye xam naa ne bët bi yàqu na comme bu dindee koo am jàmm nañ ko dindi ñu dindi ko ñuy continuer traitement yi ñii day def radiothérapie muy def radiothérapie di ko def 21 jours yu ne ma joxe 140 000 21 jours yu ne 140 000 laay joxe mu di ko def ba mu toll ci 7 fois xam nga 8 fois léegi ñu daal ñuy yebal dalal jàmm ne day def radiothérapie ma dem dalal jàmm ñun ma da ngay fay 150 000 ci tàng ma fay 150 000 mu ñu di ko traîner naan masque bi France lay jóge di ko traîner ba picc bi commencé waat génn ci booru bët bi bu mu génnee ci booru bët bi mu ne ma maam picc di dafa génnaat sama booru bët chaque jour muy dem ñu naan ko tey ëllëg. da ngeen di gis ni faj bi am na négligence. waaw faj bi moom am na négligence parce que bu fekkoon ni bi mu jógee ci radiothérapie bi rek dañu enchaîner bi mu jógee ci chimio bi dafa enchaîner radiothérapie bi. mënoon na am lii du ci am mais ci négligence tey ëllëg ba presque mu am 1 mois affaire bi di gën di màgg. bi masque bi ñëwee ñu commencé di ko defal radiothérapie ñu lakk putam. lakk put gi yëpp ñu lakkee put gi sax ñu lakk feebar bi put gi yëpp lañu lakk ba xale bi mënatul lekk ruy lay naan te ruy bi Dakar waaw dalal jàmm bi nga xamee ni def na noonu muy dem ñu bind pommade di ñu jox ñuy jënd léegi ñu 13 fois daal la ko def te 30 fois la waroon a def mais lakk nañu put bi affaire bi màgg na ba mënatul sol masque bi léegi nag ñii dañuy defaat yeneen chimio bi ñu wax proposé waat semaine bu nekk 75000 semaine bu nekk 75000 boobu mënu ci dara ñu daal di ñuy jëlalaat chimio oral mooy bii muy def mais affaire bi di gën di màgg di gën di doy waar daal ni ngeen ko gisee ci photo bi waaw léegi nag dem na ba jàpp lu muy lekk xaal la mango coca meew rek la ñuy jënd di ko jox. ay ca mu ngi noonu nag gis ngeen ki nga xamante ne nii mooy waajuram bu jigéen kilifaam di maamam kàddu yi nga xam ne nii moom la wax gis nañ aussi xale bi nga xamante ne nii moo am feebar bi mu nekk feebar boo xamante ne nii jéggi na dayoo parce que fi mu toll nii déjà sama xol sax commencé na tooy mais dama leen di ñaan rek ngeen jéggal ma ko rek te xam ne du ci man li may wax ci sama xol laa koy tibbee ndax kenn ku ci nekk da ngay xool bu doon yow wala muy sa yaay wala muy sa sœur wala muy sa frère àddina li ci gën a metti mooy feebar te gisoo ku la faj am nga ñu la taxawu gaa parce que bu ñëpp xëyee ñu ngi daw si ñëw ci yow mais bu doon ay wax rek moo koy yëkkati jóg na bu yàgg bu doon xol bu rafet rek moo koy yëkkati feebar bi du yegg si fii du am 1 an bay yegg ci 2 at bay teg ay weer mu nekk loo xamante ne nii lu daw yaram la mu nekk loo xam ne nii lu tooy xol la parce que doomu Mbuur la ci dëkk bi la dëkk xam nga 10 millions dijee du 5 millions wallaay du 500 000 ñu damay bàyyi Binta moom tam mu daal di ñëw ci élément bi waaw dañuy bàyyi Binta moom it mu daal di ci Aïda xol yi tooy nañ c'est parce que tey ji xale bu jigéen bi comme ni nga ko waxee rek kenn ku nekk da ngay jël exemple ci sa bopp
wala tey ji waajurum jigéen nekk fi ci maamam la nekkal si je ne me trompe pas loolu nga waxoon. maamam moo doon wax noonu moom ci moo doon wax élément bi noonu léegi. waaw. tey jii da ngay jëli place yaay parce que ñun tey jigéen lañ. kenn ku nekk di nga am doom boo amul doom sax di nga am doom ëllëg nga jur sa doom mu def li nga xamante ne moom moo war sa diggante ak moom yow tamit nga def loo xamante ne moo war sa diggante ak moom tey mu tollu état bi nga xamante ne boo ko xoolee sax mënoo ko xoolaat ñaari yoon mu nekk xale bu ndaw. te muy gis ay moromam ànd ak ay moromam ñëw toog un bon jour mu toog boo ko dimbalewul mënul dimbali boppam soo ko jàppalewul mënul jàppale boppam waa Aïda dañuy wax yërmande ana yërmande ñun dañoo war a yërëm suñu biir tey ji ku nekk yaa ngi jooy am ñoo xamante ne tey suñu seetaane am nañ mën nañ koo dimbali waaye seen xol dina tooy du loolu lañ soxla nañ génne li nga xamante ne loolu la leen yàlla jox ndax tey ji yàlla dafa jox ku nekk rek waaye dafa able mayul kenn tey ñun kenn ku nekk fii dafa dénkaane ñun kenn ku nekk fii bu ñu yoroon joxe nañ ko yàlla mi ñu tiim xam na loolu parce que nit sa xol yàlla bu ñu la tiimee rek dañu xam ne kii yéene bu nekk ci moom même su dee yorul sax bu amoon dina def lu ëpp loolu waaye amuñu waaye ñi nga xamante ne ñoom la yàlla jox dañuy dawal yërmande ay waajur lañu comme ñëpp parce que bu ñu amulee njaboot ëllëg dinañ am njaboot wala suñu amee njaboot ñi xalaat su dee seen njaboot la parce que kii mu ngi nii soxla na ko ana ñi nga xamante ne yor nañ alal parce que loolu mooy ñu ne alal fajul dee gàcce lay faj waaye bii feebar dafa metti ci koo xamante ne ndaw la war nañ koo dimbali ndax un jour moom tamit elle souhaite vraiment être une maman yaay mu nekk yaay yar ay njabootam tey jii mu toog benn place gisul ku ko faj c'est parce que am na feebar war nañ koo mën a faj bu dee feebar boo xamante ne mënuñu koo faj waaye mën nañ koo faj manque de moyen la nañuy dimbali ki nga xamante ne mooy suñu sœur soxla toll na moment boobu nañ ko dimbali ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo am parce que tey jii man tey sama yaram dafa daw Aïda mënuma dolliwaat ci leneen xam naa damay bàyyi diggee Elzo rek moom tamit mu puus rek après ñu ñëwaat. dëgg la xam naa ne émotion yi commencé dugg waaye tamit ku gis lee rek xam ni boo faw mu demee nii parce que xaleel nekk ndaw nga war a construire sa avenir war a taxaw nga nekk koo xamante ni nga war a defar sa avenir lu mel ni arrivé la dëgg la yàlla moo lay teg mais moom tamit ñu koy courage pas parce que tamit ku ko nangu la waaye tamit damay lancer message ñi nga xamante ni ñoom la yàlla jox teraanga ci biir Mbour ñoom lay lancer message ñu gëstu ñi nga xamante ñoo ne ci situation parce que tey ki nga xamante ni tey dafa toll situation tey defe naa ne que peut-être boo demee ci réseaux sociaux yi ñi ngi wane photo pour photo bi fi mu toll nii partout fekkee dans le sax ko monde mayaat sax mu mayaat ñu photo bi partout dans le monde régie dañuy dugalaat photo bi rek parce que dañu bëgg rek képp koo xamante ne nii yaa ngi ñuy seetaan xeebuñu dërëm xeebuñu ñaar dërëm parce que ku ci nekk ak fi sa doole attan xam nga affaire bi du ci xaalis kese amoo xaalis mais am nga connaissance boo xamante ne nii fi mu war a dem faju ji am nga fa connaissance boo xam ne nii dina tax mu gaawal dossier yi dina tax mu gaawal liggéey bi dina tax mu gaaw a yegg fi mu war a yegg mais nga dimbali ñu te yàlla tax gis nga négligence bi ma leen doon wax sànq hôpital yi surtout bokk nañ ci lii yokku maladie jàmbur yi dañ koy wax te dee parce que imagine toi nga am feebar xam nga ñëw consultation ñu xool la jox la date boo xam ne nii dina def ay 20 jours avant 20 jours yi bët bi di saigner nga dem wax leen ko ñu defalaat la pansement bàyyi la nga dem defalaat la pansement bàyyi la nga dem mais ba kaña am na yenn métit yoo xamante ne nii mënul di xaar rendez-vous bu sori chaque 5 jours war nga mën a dem ñu consulter la xool c'est vrai parce que bët mooy nit imagineel bët mooy nit parce que lu la waay mënti defal te nga yor sa ñaari bët di xool lu mu bon mën nga defal sa bopp 50% yi dëgg la li ñuy wax ku damm sa yeel mooy tëj na la kaso parce que toog benn place moom kaso weesu
mënoo dem doxi sa benn soxla mënoo dem fenn ngal la ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi bu nit ñëwatee am feebar nañ ko taxawu te bañ di ko traîneel parce que yenn feebar yi loolu da koy yokk c'est sûr. imagineel nga am metit liñ lay laaj ci xaalis pour faj la bari na amagoo pour faju ñin ñi ñu ngi ñëw gaa parce que ñenn ñi seetaanuñu ko chaque jour seen waa koñ ñu ngi réagir ñu ngi dugg ci dëkk bi di ket ñenn ñi ñu ngi jël photo yi di poster statut seeni nit yi nga xam ne ñoo nekk ci seeni contact di def rek te yàlla tax ñu ngi leen di jox seeni ndimbal ñu ngi dem di ko yóbbu mais 10 millions moo nekk loo xam ne du ci ñaari fan nga koy régler ñi nga xamante ne nii ñooy bonne volonté yi nekk ci biir Mbuur parce que balaa ngay jéggaani di dem dëkku jàmbur di fa yóbbu photo bi di ñaan dimbal foo dem tey tàllal ko fa dañ la naan ana say bonne volonté dëkk ana sa meeru dëkk dara gën a ko metti ana ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci dëkk bi di def te yàlla tax loolu lañ lay njëkk a wax ruslu na ñuy jéggaani ñuy jéggi Mbuur di dem di yóbbu feneen photo bi di ñaan dimbal damay lancer un appel boo xamante ne nii li olof naan lu mënta ñàkk faw mu am parce que bu faju gaawee woon ni feebar kenn waxatu ko wér na bu yàgg wallaahi parce que feebar day jékki rek dugg la fi nga toog di wax nii rek mën na jékki rek suñu borom roof la ko mu mel ni piqûre buñ la jam yàlla mun na su bari na sutura ngay faju ay at mënoo wér lépp suñu borom la parce que bu ñu toogee tey di wax sax askan wi di ñu déglu ndimbalu suñu borom la dëgg la parce que kenn xamul mais dañuy ñaan rek ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ku ci mel ni monsieur le maire Fallou Silla ñu ngi lay ñaan ngeen dem seeti xale bi nga xamante ne nii dafa am feebar ngeen dimbali ko ci li leen suñu borom jox ku ci mel ni Cheikh Issa Sall directeur ADM ku ci mel ni honorable député Sira Ndiaye donte seeni loxo mu ngi dem mais ñu gën a dolli ñu gën a dolli parce que 10 millions du 50 000 du 500 000 imaginez million nga war ci teg 10 pour mën a faju te bokkagul ak sa billet d'avion bokkagul ak ki la war a gunge bokkagul ak li nga xamante ne nii moom nga fa war a fekki parce que kenn xamul mais dañuy ñaan rek ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ku ci mel ni Awa Balde ku ci mel ni Cheikh Issa Sall ku ci mel ni honorable député Sira Ndiaye ku ci mel ni El Hadji Omar Youm borom Caajaay parce que diggante Caajaay ak Mbuur yëpp benn la ah ku ci mel ni ak ki nga xamante ne ni moo nekk Dias pharmacie bu Dias ñoom tamit ñu ngi leen di woo képp koo xamante ne ni yaa ngi nekk ci biir dëkk bi parce que mënuñu lim ñëpp mais képp koo xam ne nekk nga ci biir dëkk bi ak waa fondation jëf te yàlla tax madame Gaye Ndeye Marème moom tamit ñu ngi lay ñaan nga ñëw dugal sa loxo ci ki nga xamante ne nii mooy xale bi am feebar di ñaan képp koo xam ne yaa ngi ci biir Mbuur te suñu boroom may la daraja même bu dul daraja sax am nga loo xamante ne bu dee 1000 francs mën nga ko dimbalee ngeen ñëw fekk si ko mu ngi dëkk fii après station Shell bi rek bu ngeen demee foofu noonu dinañ joxe numéro téléphone yi su ngeen wootee rek dinañ leen indiquer teg leen ci code waaye kenn ku ci nekk nag sañ ngaa ñaan wala sañ ngaa tàllal loxo ki nga xamante ne nii yaakaar nga ko muy ki nga xamante ne nii mooy Wally Ballago Seck di borom këru soxna Aydara maa ngi lay ñaan parce que xam naa ne ñàkk koo yëg moo tere mu ñëw ñàkk koo gis moo tere mu ñëw mais damay ñaan rek Wally Seck ak ñi nga xamante ne nii ñooy waa info sûre et rapide ñu jàpp ci te yàlla tax Muniru jël naa lépp teg ko ci sa loxo borom Thiès ak Mouhamed borom Thiès maa ngi leen di ñaan ak ki nga xamante ne nii mooy ñaaxarañ loo ñoom tamit ñu jàpp ci bu baax a baax a baax a baax am nañ ay nit yu ko mën a dimbali bu dul ñoom sax am nañ nit ñu ko mën a dimbali mais dañ leen di ñaan rek li laay war a suuli ngeen jàppale xale bi parce que yeyoo na ndimbal feebar dafa metti rawatina nga feebar ñu laaj la loo xam ne amoo ko stress boobu rek mën na la jàpp képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan tàllal nañ la suñuy loxo di ñaan dimbal info sûre et rapide Mamito tamit présidente générale Wally Family ñu ngi leen di ñaan yéen tamit ngeen ñëw jàpp ci rek
jëf te yàlla tax. jëf te yàlla tax man tamit foofu noonu ay damay profité di wax ne que nañu lancé message ñi nga xamante ni tamit ñooy autorités yi. ku ci mel ni Père Balaye Ba ndeysaan moom tamit di koo xamante ni kuy dox ci social la moom tamit xam naa ne bu yëgee lii incha allah dina ci def loxoom. te incha allah dinaa ko seeti dinañ seeti ñi nga xamante ni tamit ñoo ne ci dëkk bi. te nga xamante ni cas social rek ñor leen. bu ko defee ñoom tamit ñu mën ci jàpp parce que lu mel nii ñun ñëpp la dal. parce que ku nekk da nga koy xoolee tamit sa membre famille bu fekkee sa membre famille la ni ngay sonne pour dem di wut ay ordonnance ak yooyu ku nekk tamit ci sa côté di lancer appel tamit jeunesse bi. ñi nga xamante ñoo yor association yi ku ci mel waa Mbour Géej ma ville ñoom tamit ci social donc la ñuy dox. ñoom tamit dinañ ci woo di wax ne que lii cas bu taxaw la te ñun ñëpp ñoo ko war a. boo xam ni mënta xaar. cas mënta xaar. voilà mënta xaar nag da ngay jóg léegi nii nga def ko. ñun équipe bu Mbour TV dinañ jóg ñun tamit dugg ci dëkk bi. indi li nga xamante ne nii moom la ñu am ci suñu doole. ak ci ñi nga xam ne ñooy suñuy nit di ñu seetaan saa su nekk. tàllal nañ leen suñuy loxo yéen ñi nga xam ne nag yéen a nekk ci biir dëkk bi dinañ ñëw ngir def benn quête équipe bu Mbour TV yëpp dinañ ànd def spécial quête boo xam ne dañ koy jagleel soxna si nga xam loolu dina am solo dem seeti ñi nga xamante ni peut-être ñoo ne ci dëkk bi di def kat lu social ñu dem seeti leen bu ko defee itam ñu mën a jàpp ci cas bi nga xamante ni moo taxaw tey xam naa tey xol yi fees na ba tax na émission bi duñ ci sarale dañuy wax rek li nga xam ne moo amoon mooy l'essentiel bi pour woo population Mbour yëpp ñu ñëw dimbali soxna si nga xam ne am na tawat Binta ma bàyyi la nga def sa mot de la fin ñu daal di tàggu téléspectateurs yi. waaw mot de la fin wax bi benn la rek Aïda na bon volonté yi jóg ñu dimbali ki nga xamante ne seen doom la seen rakk la seen jarbaat la mu nekk ki nga xamante ne tey dina xalaat na nekk yaay ñu dimbali ko parce que tey buñ ko dimbali rek seen bopp lañ dimbali tey boo joxee lu la yàlla may rek yàlla da koy gën a yokk mais su la yàlla mayee tamit dimbali ñi nga war a dimbali nga dugal ko foo xamante ne mooy loolu tamit loolu la yàlla sant su ko defee rek ñi daal di gërëm suñuy téléspectateur Mbour TV ñi nga xamante ne ñoo safoo seetaan seen émission matinale bi jox leen di daje rek demee incha allah merci à tous et à tous merci. merci beaucoup Aïda amoon mbégte ak kontaante partagé nag yéen ci émission Mbour TV matinale di wax ne que téléspectateur ñun di dong lañ ci jublu wax yéen ñi nga xamante ne yéen seetaan yéen tamit ngeen dooleel ñu bu ko defee tamit li ñu bëgg ñu mën ko atteindre tamit di ñaan tamit mburuwaay yëpp ñu soutenir jàppale ki nga xam mooy suñu doom ji nga xamante ne tey moom moo amee lii donc di ko wax ni que rek na ko yàlla may wér yàlla na ko yàlla may courage ba mu dem ba li nga xamante ne moom lañ ko laaj pour mu faju yàlla mottali ko ci barke Seydina Mouhamed bu ko defee ñun ni tamit suñu côté dinañ ci def suñu wareef dañ dem seeti ñu war a seeti pour jàppale ko te xam ne que moom tamit dafa bokk ci ñun di leen dig daje incha allah prochainement merci beaucoup jërëjëf. merci beaucoup téléspectateurs yi di jaajëfal ñëpp di remercier ñëpp waaye comme ni ko sama ñaari ñi nga xam ne ñoom laa bokkaloon sama plateau waxee rek di leen wax nag population Mbour woo nañ ñëpp bàyyi wuñ kenn muy ku suñu borom dara jàll ki nga xamante ne ni 1000 francs sax la yeewoo bàyyi wuñ ko moom it ñu ngi koy ñaan bu dee 100 francs ak lu waaye mënti joxe 100 francs ba nu mu toll xeebuñu dara parce que daf ko soxla ku soxla ndimbal nag moom faw ñu jóg ci di leen saraxu rek sarax sax laay wax fi mu toll nii damay saraxu ñi saraxu ñi nga xam ne ñooy autorité yi honorable député Sira Ndiaye bëgg naa nga jàpp ci lool bu baax a baax ak Cheikh Issa Sall ak képp koo xam ne autorité nga rek nekk ci biir dëkk bi bëgg nañ nga teg ci sa loxo ngeen jàppale ki nga xamante ne nii mooy ndaw si nga xam ne am na feebar bi ñu dimbali ko rek plus rapidement possible ñu defal ko li nga xamante ne nii mooy soins yi ci war di leen jaajëfal bu baax waaye di woo tamit ki nga xam ne mooy Kumba borom Chine moom it ñu ngi koy wax mu ñëw jàpp ci bu baax a baax ak borom jëf te yàlla tax ak waa kër fondation Kër Mamour waa tamit ñoom tamit ñu ngi leen di woo ngeen ñëw dimbali ko rek parce que yeyoon na ndimbal fi mu toll nii merci beaucoup téléspectateurs yi à demain incha allah.